asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki waxul jaal xaq ba zaaxal baatil ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di nuyu waat Cheikh Aboubacar Diallo ak Cheikh Souleymane Badiane comme ni mu ko waxee ci jubóo gi nga xamante ni réew mi di réewum Qatar jubóo waat na ko ak ay dëkkaaleem muy yenn ci di warul xale yi nga xamante ni dañoo daggoon seeni relation ak Qatar ci juin 2017 li ñu njëkk a wax nag moo di réew yu man di doon bu ñu xuloo rawatina muy ay réew yu jullit suñ demee ba ne juboo nan loola en tant que ab jullit doo man lu dul bëgg ci waaye problème bi moo di lan moo leen jotale woon loolu buñ ko xamee danañ mën a xam dëgg-dëgg jubóo gi ndax li ko lal mënees na ciy bëgg wala mënees su ciy bëgg waaw li leen jotale woon ñun ñëpp ñu ngi fàttaliku président Amérique bii di Donald Trump bi mu toogee dafa réservé maanaam dafa def visitam bu njëkk ci al mamlaka al arabia saoudia muy Arabie Saoudite daje boo xamante ni réewi jullit yu bari teewe woon nañ ko ci ay buur ak i président nga xam ne foofu la njëkk a visité fekk lu jiitu Amérique dañoo yàgg am mëbét wala ñi ngànk Amérique di lobby juif yi di yahud yi dañoo yàgg am mëbét ci duwalu charq maanaam réewi jullit yi surtout réewi jullit yi ñu yàgg a rêvé ay projet yoo xamante ni doon nu ko fi tuddee ay jamono charqul awsat al kabir gi nga xamante ni boo seetlu dëgg-dëgg lan la mooy li Israël yàgg a wax ni seen suuf dëgg-dëgg bu dee ñeent la benn bi rek lan jotagut te mooy leen waxoon ci seen tawraat ji ni ardu ko yaa Israël bay na niil wal furaat nga xam ne Israël bii mu nekk nii benn la ci ñeent maanaam war naa ëpp lii ñett yoon charqul awsat al kabir boobu nag biñ ko yëkkatee far yàlla def mu dee comme ñoom dañoo bëri pexe ñu jugaat indi leen wax safxatul xarn mooy li ñu tuddee deal di siècle te diil boobu dara taxu koo jóg lu dut li ñu suñu borom waxoon yow walan tarda anka al yahud wala nasara xata tattabia millatahum yahud yi lu ñu gërëm mukk lu dut dañ leen a topp ca loola ñu nekk Trump nag pour wéy ci lancé boobu nga xamante ni ñu ko jiitu woon ci la nekkoon mu njëkk a def ab tukkeem ci réewum Arabie Saoudite loolu war nañoo laaj lan moo tax Trump àqaliya bi mu amee nga xam ne bi mu toogee rek dafa interdit daanaka lu mat juróom benn réewi jullit nit ñi ñoom dootum dugg Amérique ba pare tukkeem bu njëkk mu dem ko Arabie Saoudite parce que ñaari président bu nekk su toogee fuy soo ko toog réew moom njëkk a dem réew moom am na lu muy teg lu muy tegtale ci ñoom léegi nan la Arabie Saoudite di tekk ci Amérique mu di Amérique li ñu bëgg mooy teg seeni tànk ak seeni loxo ci kaw lislaam ak kaw réewi jullit yi ñu ngi ko bëgg a jaar ci Arabie Saoudite moo tax daje bi Trump def dañ caa bokkoon naka la ñuy def ba dëgëral safxatul xarn mooy jiil di fekk boobu xam ne lu ko tax a jóg rek mooy Israël nekk ci óolalaam fii qalbil uruba wal islam kenn dootu ko opposé kenn dootu ne ko wow na wala tooy na bil muqaabil Israël moom dana continuer maanaam colonisation yooyu muy def di nangu ay suufu jullit di fa dëkkal ay yahud di toj ay këri jullit te seen objectif dëgg ñoom Israël moo di hadmu masjidul aqsa mooy toj masjidul aqsa Trump li taxoon mu dajale réew yooyu ci Arabie Saoudite bokk na ci mooy lii ñu gis tey mooy réew yu jullit yi ëpp
wala ñëpp tatbiix seeni alaaxaat normaliser seeni relation ak Israël. gis ngeen ay fan lañ ci teg Trump signé lu historique ci taarixul insaniya mooy reconnaître Israël wala reconnaître Quds comme capitalu juif yi nga xam ni juif yi ci seeni maam yàgg nañoo liggéey pour nangu Quds pour toj al aqsa def fa maabadu Suleymaan bi ni mbubboo te maabadu Iblis lañ fa bëgg a def. léegi nag bi ñu waxee loolu pour réewi arab yi ak réewi julli yi normaliser seen relation ak Israël te loolu ko fa yóbbu woon Qatar bañ foofu nag mooy début crise bi Qatar bañee loxo Amérique génn ci crise bi nga xamante ni am na ci diggante Qatar ak Arabie Saoudite ak Bahreïn ak Émirats arabes unis ak Égypte ak Ordon ak yenn dëkk yi jullit yi. comme Qatar dañoo defee tuuti ci damir ñoom ñu lànk ni du ñu jaay umma bi Israël jaay gi mooy lan moo di ni Arabie Saoudite dañoo bëggoon mbooleem réew yi nga xamante ni li ñu gis tey falan ko toggee pour gën a normaliser seeni relation comme ñoom dañoo sensible ñoom ñoo ciy topp donte que déclaré wul alanan ca kaw wane ni tabiix nañ fii na alaaxar waaye ci suuf moom relation yi mi ngi dem normal àgg nañ ba ci falsifier histoire falsifier alquran pour wane ni al aqsa gii fii mu nekk yahuud yi ñoo jama xaqiya dem nañ sax ba ñenn ci ñoom am jur ab taxaw ni al aqsa gii bokkut ak yonente bi mu rañaanoon jugee Makka dem al aqsa ñu ni du aqsa gii ñu ni fii moom yahuud yee ko moom. léegi nag pour dellusiwaat ci li waraloon crise bi bala ñu ñëw ci jubóo gi Qatar bi mu lànkee loolu diil boobu ba pare daja ba ñu ni leen jël mboolem kuréel goo xam ne da doon xeex Israël ñu boole ko ci liste terroriste yi ci leen jëlee erreur bu mag Arabie Saoudite nga xam ne loolu moom histoire du ko baal ñu jël xarakatul Hamas muy xarakatul muqawama al islamiya dugal ko ci listu terroriste yi ñuy leen yéen ay terroriste ngeen ba pare nag ñu ni réew yi fa teewoon ñëpp da ngeen di ànd ci jël Hamas bi nga xamante ni mooy benn xaraka buy xeex ak Israël buy xeex ak noteelu Israël buy xeex ngir libérer Quds buy xeex ngir libérer suufu jullit yi Arabie Saoudite ni leen nañ jël kuréel googu boole ko ci liste terroriste yi ña fa teewoon Qatar bañ léegi kon ñu ne yow Qatar da ngaa bokk ci réew yi daamu terrorisme Qatar ku muy daamu moo di Hamas bi Qatar bañee léegi ñu génne ko ci majlisu taawun duwalil xaliij kuréel gi lëkkale dimbalante ci pays golfe bi dagg seeni relation diggante réew yooyu ma tuddoon sànq Arabie Saoudite Égypte Émirats arabes unis ay Ordon ba ci sax Sénégal doon nañ fi jéem a yaakaar naa ñoom it xuma wàlli bañee ni ñoom it day dagg seeni relation ak Qatar lu seen yoon bi loolu amee loolu mu ëppoon solo ci ñu reproché Qatar beneen bi mooy tëj xanaatul jazira puisque jazira yàlla dafa def ñun ñëpp ñoo bokk seetlu bu njëkk àdduna bi CNN moo fi nekkoon information yëpp moo ko amoon même lu musa xew ci réewi jullit yi ñu ngi fàttaliku première guerre golfe bi CNN rek moo fa nekkoon bi jazira ñëwee nag dafa bouleversé hiérarchie bi amoon ci al i'lam ad duwal yi maanaam ci wàllu média ci àdduna bi ñu bañ ko ñu nangu ko àdduna bépp léegi rawatina monde islamique bi wala àdduna bi jazira bokk ci média yi gën a mag ci àdduna bépp nag ba tax na Amérique bi ñu duggee Irak ci 23 mars 2003 jazira rek ñoo fa nekkoon di jox information bi àdduna bi te comme si yeneen
seenu kii la woon seenu état la woon li neexoon état bu Amérique la daan wane ñoom ñu ñëw di wane réalité yi. Jazira tamit dafa joué ci éveiller conscience u monde islamique xadaa yooyu yu bëri yi ngay dégg ci monde islamique bi ñoom ñoo ci gën a yee nit ñi ba peuple yi yeewu donte que ñu ngi leen di not ba léegi. comme nag réewi arab yi ñi ëpp ay dictateur lan bëgguñu média bu mel noonu ñu ni Qatar da ngay tëj Jazira Qatar bañ parce que bisu bu mel noonu ci wàllu média kenn du ko am di ko tëj. bu ko Arabie Saoudite amoon nu ko Arabie Saoudite li njëkk a tàmbale xeex Qatar dañoo créé beneen chaîne muy al Arabiya loolu jàllut ñu fëgg ci taabal ji même ci jamonoy Bush am na information yi génnoon que ni Bush jël na décision bombardé Al Jazeera loolu ñun ñëpp ñu ngi koy fàttali. ñaata journaliste Jazeera la mbay ñaata réew ñoo tëj seeni bureau Jazeera ci seeni réew rawatina réew yi nii kon bokk na ci Arabie Saoudite doon reproché Qatar mooy ñu tëj Jazira ginnaaw buñ ko xeex mënuñu ko. beneen bi tamit mooy fiiraange am na ci comme léegi Arabie Saoudite dafa amoon kàddu ci duwalul xalij Qatar commencé di jël loolu ba gis ngeen problème mu Afghanistan bi ak Amérique bi ñu juboo di def ay accord de paix ñu ngi ko defee Qatar commencé am ay relation ak Turquie am ay relation ak Iran loolu tamit bokk na ci li leen dëngale woon mooy comme Arabie Saoudite dañoo bañ Iran bëgguñu woon Qatar am ay relation ak Iran ñu ni leen nit da ngeen di bàyyi Hamas booy def leen ay terroriste tëj Jazira ba pare dagg seen relation ak Iran Qatar bañ loolu ñu embargo leen léegi bi Qatar bañee ñu daal koy embargo ñu ko embargo 2017 ba léegi ñu gis ni embargo bi amul benn effet benn njëriñ amu ko. Jazira mi ngi continuer wéy Qatar a ngi continuer am ay relation ak Iran xubaat iqtisaadiya sanction économique yi ñu defoon teg ko ci kaw Qatar wàññiwul waa Qatar dara. te li gën a yéeme ñun sunu borom daf ñoo tere woon mu waalaatul kuffaar min duunil mu'miniin te Arabie Saoudite loolu lan def. Arabie Saoudite jamono bi ñu dee jël Hamas di ay jullit xaqan di xeex boo xamante ni tey bëri na ay xeex yu tuddi jihaad ci adduna bi bu fekkonte ni benn ci guerre yi am bu yonente bi del si woon dana ko validé ni lii moom jihaad la mooy xeex bi Hamas di xeex ak waa Israël yahud yooyu. Arabie Saoudite jël ñooñu ne leen ay terroriste ngeen ba pare su waa Hamas defee benn acte ñu tudde ko seen ba léegi arabiya tudde ko amal irhabiya maanaam acte terroriste. Israël bu jëlee ay chars de combat am wala ay avion di rey ay palestiniens di rey ay jullit ñi ngi fàttale ko guerre bu mujj bi koor fukk ab famille dañ fa daan rey fukk ak ñaar fukk ak benn koor ñu woor ba ngoon ñu leen sotti ay bomb di bombarder hôpital yi di bombarder jàkka yi fu ñu bombarder fa te pourtant Arabie Saoudite qualifié wuñ jëfi Israël jooju ak Égypte ak yenn réew yu bëri qualifié wuñ ko acte terroriste waaye légitime défense lañ ko doon tuddee xoolal loolu. bal sax dañoo bokk ci xeex bi ndax ay soldaaru ay médecins Émirats arabes unis Israël di guerre ay médecins Émirats arabes unis ñoom ñoo ñëwoon doon espionnel waa Israël bande de Gaza pour mën a bombarder ay médecins Émirats arabes unis. Égypte bi Israël commencé guerre bi dañoo tëjoon seeni frontière am ñoo xamante ni biñ blessé ñàkk faju moo leen rey daanaka kon amul farq diggante bombardement israélien am ñi daanu rey ay palestiniens am ñu ci blessé ak ñi leen tëjaloon seen frontière ba mënuñoo faju ña ca dee même acte bi la comme ñoom ay complice leen woon muy Émirats arabes unis Égypte Arabie Saoudite Bahreïn d'ailleurs mooy réew yi nga xamante ni ñoom lañ gisaat tey ñu tànn seeni alaaxaat ak Israël muy Émirats arabes unis ak Bahreïn bientôt Arabie Saoudite maanaam fësal gi doon taka mi ngi woon ci suuf. ay doy waar ci mbir mi li ñu doon wax sànq nga xam ni Arabie Saoudite ak dëkk yooyu comme ni ko Jazira tudde woon xalaful ximaar
taxaw di def loo xam ne suñu borom daf ñu koo tere woon mooy mu walaatul kuffaar min dunil mu'minin. gis ngeen jamono bi Arabie Saoudite dee dagg ay relation ak Qatar di réewum jullit jamono boobu lam ko doon tere mooy mu dagg ay relation ak beneen réewu jullit muy Iran. jamono boobu Émirats arabes unis nga xam ni ñoom ak Arabie Saoudite ay seex lan daanaka lu ne fii moo ne fee lu ne fee moo ne fii booba ñoom Émirats arabes ñi ngi normaliser seeni relation ak yahud yooyu nga xam ne suñu borom waxoon nañu lu leer ni wala tajidanna ashadda an-naasi adaawatan lilladiina aamanul yahuud ñi leen gën a bañ gën leen a noonu yéen jullit ñi suñu borom nee na mooy yahud yi fan mooy seen état tey mooy Israël ba ñoo ko sax ñu ngeen koy tuddee ad dawla al xawmiya al yahudiya buy Israël. kon jamono bi Arabie Saoudite dee dagg di boddi ko ay réewi jullit ma ngay encouragé ci suuf ay réew ngir ñu normaliser seen relation ak Israël ñu bëgg rek suñ bopp bi ni Israël kat du suñ noon waaye mooy suñ xarit. waaye Israël ki dox gi muy dox ngir faagaagal maalim wa asaarul islam fi diyaaril muqaddasa dox gi Israël di dox ngir far lépp loo xam ne ci jeexi ci islam la woon parce que bu fàtte ne Quds Israël ñu ngi koy tahwiit maam ñu ngi koy jëlee ci dëkku l'islam bu mu doonoon di ko tahwiit di ko def dëkku yahud daanaka ñu ngi ci 70% te léegi ñu àgg 100%. point final bi mooy hëdmu masjidul aqsa toj masjidul aqsa foofu nga xam ni mooy masrar rasul sallallahu alayhi wasallam fa la yonente bi reñaanoon miir ba yonente bi yowoon al buraax léegi tuddatul xaayitul buraax ñu ngi ko tudde xaayitul bukaa miir de lamentation. armée li Ma'manillah ya fa newoon ñu denc fa ay saxaaba Israël daf koo rasé def ko ay amakin tarfihiya di def ay xafiyaat ay gas yoo xamante ni neenan dañuy wër haykatu Suleymaan al-maz'uum bi nga xamante ni neenan temple boobu nga xam ne defar nan plan bi ba pare te temple maçonnique la fu jaamu iblis la mais comme ñoom dañuy mbubboo diine te sore nan yàlla sore yonente yi Israël bu leen laajee ku leen jox xotsu ñu ne yàlla boo leen ndax gëm leen yàlla ñu ne déedéet ndax ñoom iblis la ne jaamu mais toujours ko ñu ngi def ay xafiyaat ngir wër haykalu Suleymaan boobu ñu ni fu mu nekk fi xubbatu saxra masjidul aqsa jàkka ji foofu mu tiim nee naa fi la haykal bi nekk te fi leen bëgg tabaxaat seen haykal bi li nga xamante ni moo war a nekk xiblab jaamu ko te iblis yi ci kaw suuf te ñi ciy jàpp mooy Arabie Saoudite la cay firnde mooy Trump bi mu toogee nga xam ne bokk na ci li nga ko fale woon parce que président américain ñoom day xusmaa ñàpp lan li nga ko fale woon mooy mu reconnaître Israël mu reconnaître Quds comme capitalu juif yi bi mu ko defee Turquie Recep Tayyip Erdogan hafizahullah dafa woote am ndaje yi na réewu jullit yépp ndaje ngir ñu ñaawlu ko. Arabie Saoudite ci boppam am na réew yoo xamante ni dañuy leen woon bu leen dem ca ndaje ma réew yi nga xamante ni da leen daan jox xaalis mu ne ko fa dem ma dagg xaalis bi ma la daan jox am réew yi demuñu la wuy ji ca dajeb Arabie Saoudite ba daje ba Trump defoon ak Arabie Saoudite ak réew yu jullit yi ña wuy ji woon ci ay président jullit suñ président sax demoon na ak ay buur moo ëpp téeméeri junni bi Trump signé reconnaître Quds comme capitalu juif yi nga xam ne daanaka mën nga ni kon mooy dëggal nañu jaay Quds dëggal nañu toj al aqsa bientôt ngir def fa ma'badu iblis la fa teewoon ci bi ñu jaayaat Quds bi ñu jaayaat al xadiya palestiniya moo ëpp téeméeri junni ba Erdogan woowee ni nan ñaawlu mbir mi li ci gën a doy waar xoola masjidul xaraam bi loolu amee ajjuma ba ca topp ba ne ba imaam nga doon xutba defe naa Sudaysi la ci wàllu xaydam nifaas la doon xutba wàcc xadiya bu am solo bale nga xam ne mooy alxadiya almarkaziya lil umma al islamia problème mu jullit ñi bu doon jëmm la ñu ne xol bi moteur bi mooy alxadiya al palestiniya bar na ko ba coow lu am ci adduna bi ku xam histoire xam ni ab silsila la càllala la day dellu ci alxadiya al palestiniya ba ci guerre mondiale yi ngay dégg lépp am na relation ak alxadiya al palestiniya buñ demaatee ba Trump nekk fin mandat gorom boobu ñu tuddee Jared Kushner
nga xam ne ab yahud la mooy goro Trump bi bokk na ci ñu doon doxaar relation yi waaye xam nga yahud ku xam aqliya yahudiya xam ne ñoom dañoo yàgg a jaxase ay nit ñuy xeex dañoo yàgg a taal ay xare loolu suñu borom wax nañu ko kuluma aw xadu naarale xarbat fa ahla dañoo yàgg a taal ay guerre yàgg a jaxase ay réew ñuy xeex yàgg a fekk ñu bokk ndey ak baay ñu jaxase leen mais comme ñoom dañoo gëm xaalis te Qatar dafa am xaalis États-Unis rôle seytaane la ci doon dox mooy ba mu defee lee ba pare wëlbatiku nag di jël xaalis waa Qatar wëlbatiku bi mu demee ba Trump waaj a jeexal jëlaat Jared Kushner gorom boobu nga xamante ni moo tax waa Maroc ñoom it tabi seen alaaxaat ak Israël mu jubóole waat leen mais jubóole gi ndax intérêt l'islam la wala ñoom seen intérêt bopp en tout cas su fekkee la leen xuloole woon te mooy Qatar lànk jël Hamas def leen ay terroriste Qatar lànk dagg ay relation ak beneen réewu jullit Qatar nangoo dagg bu fekkee leen jubale mooy Qatar dagg ay relation ak réewu jullit dem di defar ay relation ak réewum yahud loola dama ne musiba la waxuma nag loola ma ne bu fekkee loola waaye loolu ci kanam lañ koy xam waaye Arabie Saoudite amul lu ñu nangu amul lu ñu bañ ñoom ci agenda américain yi la ñuy dox te gis nga daje boobu maa ngi leen di wax lu garaaw lu ci amaatoon la ca xewoon bëri na te leen lu ci intéressant te bokkoon na ca li rek si téléphone waxoon ni dëppoo nañoo al ahidu saoudi mooy royaume d'Arabie Saoudite ci ñu indi manhaj bu bees ci école yi Arabie Saoudite daanaka fi ne magazi yi guerre yi jullit ñi gañee woon yahudi yi kenn jàngaleetu ko fa kenn ñimeetut a taxaw di xutba di wax yahudi yi waaw na wala tooy na même ahadis yi doon wax ci yahud sax dañ ko fay tiré léegi indi manhaj bu bees maanaam islam bii ñu wanoon nga xam ni islaamu boddi konte la islaamu violence nga xam ni ñoom ñoo ko àndoon ak maami saoudien yi fi nekk ba indi islam boobu daf leen a arrangé woon ñu dem bu bëgg indiwaat beneen islam mooy lu bees li ñu indi manhaj bu bees boo xamante nii suñ na commencé naa dox waaye sax bu téere yi jiitu woon ba ci sax firiwaat alquran ci lu dëppoo ak jamono bokk na ci li rek fi téléphone moo ko wax vidéo baa ngi fi ci li dëppoo nañ ko waa Arabie Saoudite firiwaat alquran ci lu dëppoo ak jamono waaye dagg yenn ahadis yi ci Bukhari ak Muslim yi nga xamante ni arrangé wut yahud yi waaye formé waat imam yi ba nekk ay imam yoo xamante ni ay pro Israël la ñu doon comme ngeen gisee Souday si bi mu taxawee daan ni Ben Salman ak Trump da leen yóbbu adduna bi ci jàmm te loolu moom li xew démb mu amee wane na ni Trump du nit ku baax l'islam bu bees bi nga gis Arabie Saoudite nga xam ni bu yàggutoo njaay indi leen am musicien boobu ci ni bi mu taxawee di way da doon lox muy Maajid ar-Rumi ndax fu mu doon tëgg ak Madina ay kilomètres la leer na ma yonte baa nga ko doon dégg mën faa indi ñoo xamante ni ci période aj ñu noonu faa organiser concert boo xamante ni Nicki Minaj nga xam ne ci jaamukatu Iblis yi la bokk far mu lànk xam nga lu ko tax a lànk daf ni leen yéen joxoo leen góor jigéen ñi seen àq malgré Israël Arabie Saoudite góorgóorlu gi muy góorgóorlu ci sori xiyam islam yi yëpp doyut waaye muy leen joxoo leen góor jigéen ñi seen àq xaj na kon bu Arabie Saoudite demee ba jox góor jigéen ñi seen àq mu mën a ñëw def concert am wala a'uuzu billah loolu tamit pour gën leen la jox ay firnde rek ci ni Arabie Saoudite ak Israël Amérique kenn ku nekk daam loo bëggoon ci ñoom li Arabie Saoudite bëggoon ci ñoom li Amérique bëggoon ci Arabie Saoudite mooy kon l'islam ju bees jooju mooy islam bi nga xamante ni ñoom Salman Xuda dañ koo bañ ñoom xaram yi bañ ko
ñu tëj leen di leen bundu xataal di leen mbugal. islam bu bees bi nag mooy islaamu xumbaay ak mbumbaay nga xam ne léegi nangu na alcool nangu na musique nangu na jigéen ñi góor ñi jaxasoo dem ci stade yi nangu na lu ni ba ci gisoon nan jigéen boobu ci drapeau la ilaha illallah bi la bokk. nangu na ñoo jël léegi organiser ay compétition yoo xamante ni Formule 1 nga xam ni foofu moom fu ñu koy defee sàngara seeg beer bi boo ko autorisé wul duñ ko fa nangoo def. corona bee ko foofu mais waroon nañ faa daw ren ci Formule 1 bi. kon bu di def si waat ci juboo Israël ci juboo plutôt Qatar ak Arabie Saoudite juboo gi moom bu fekkente ni Qatar daa te naazul ca la mu doon bañ kooku musiba la waaye lu mu ci man di doon war nañoo xam ne ñun njiit yi ñu am jëmmalun peuple yi moom l'islam leen ñor peuple yi dañoo contre tooñ gi nga xamante ni moom la Israël ak Amérique di tooñ waxuma sax jullit ñi di tooñ ci àdduna bi puisque Israël réewum tooñ la réewum agresseur la réewum terroriste la terroriste nag buñ ko waxee bu kenn foog ni saa yi waxee terrorisme rek dañ koy moomal lislaam ndax mu jëf ji moom ak tur wi ay nit a ngi fi woon di def ay acte terroriste yoo xamante ni boobu tur wi amagut ñu dem ba jël tur wi nag bëgg koo xoolee jullit ñi te jullit ñi moomuñu ko li gën a fës ci terrorisme mooy li ñuy wax attentat suicide kamikaze sakk bombu ray sa bopp loolu ki ko njëkk a def japonais yi ko njëkk a def bañ na ko ba kamikaze turu japonais la ki ko njëkk a def kamikaze la tuddoon ñu tudde ko acte boobu ba fu ñu ko defee léegi ñu moomule ko jullit ñi bu dee nag lu nit di def ba ñu tudde ko terrorisme loolu ay américains yi ngi koy def te tuddewuñ ko kon terrorisme kon ku nekk yaay xool la neex nga tudde ko Israël li muy def te ñoom ñu koy tuddee légitime défense muy rey waa Palestine yi toj seeni kër ay famille néew doole nga toj seeni kër dëkkal fa ay yahud loolu lu ko gën a doon terrorisme te tey loolu la ay workati réewi jullit ànd tey ba bëgg a normaliser seeni relation ak Arabie Saoudite ngir ñu doxal ji di siècle boo xamante ni dañuy gurgur monde islamique bépp ci benn salla benn saaku jébbal ko Israël mu yor nos gi ak Amérique loolu mooy deal di siècle fexe ba mu xaaw ma dootu am kenn dootu résister Israël ci kaw suuf te réew bu koy def di nga gis prix bi benn réew du wax déet waaw rek te waaw gi mooy lan mooy kon dañuy dem ca la suñu borom waxoon walan tarda anka al yahud wala nasara xatta tattabia millatahum waaw te loolu ñu ngi ci Arabie Saoudite ñi ngi falsifier histoire taarixul Quds ñu ngi koy falsifier di indi ay histoire yu bees yoo xamante ni jàngal suñu dëgg jullit ñi bon gi yahud yi bon alquran nga xam ni te bi ci ëpp lum ci tudd mooy bannu Israël mooy yahud yi ñu bëgg a xëy effacer loolu mbon gi yàlla waxoon ci ñoom lekk riba gi yàlla waxoon ci ñoom jaxase nit ñi gi yàlla waxoon ci ñoom mbóosóor gi xam ci moom maam dox gi ne dox ci kaw suuf di def alfasaad di def ak yàqate di def mbon loolu lépp ñu bëgg ñoo xëy raxasal ñu yahud yi ba mu set taajal ñu ko ci jamono boobu tamit ñu jël ay réewi jullit ci limal leen bañ ci lim te seen bàkkaar du lenn lu dul lanka tabbiya lanka normaliser seeni relation ak Amérique ak yahud yi nga xamante ni seenum xëy seenum ngontu lépp not adduna bi la rawatina not alxadaara al islamiya bi nga xamante ni moom rek moo mën a sori jafe-jafe àdduna kon loolu lañ doon tënk rek ci delluwaat gi nga xamante ni am na loolu ci kanam nañ koy xam delloo gi réewi golf yi delloowaat seeni relation ak Qatar di yemal foofu waxtaan wi di guddalu ci jégal yi wasalaamaaleykum wa rahmatullah waaw li ma doon dolliwaat rek te fàtte woon ko mooy Amérique li mu bëggoon ci Arabie Saoudite mu doxal ko mooy lii ñu gis tey réewi jullit yëpp takk kenn ku nekk takk sa baat ak buum ñu jëbbal ko Israël te loolu mooy leen gis Maroc takk na baat ci buumam jox Israël Émirats arabes takk na buum ci baatam jox Israël
Bahrain takk na buum ci baatam jox Israël. Arabie Saoudite gii takk nan bu yàgg buum seen baat jox Israël doon taka dañoo teg ko ci kaw nag maanaam génneegun ko ndax comme moom dafa sensible. Égypte noonu ak dëkk yu bëree bëri mooy di ñu gis tey mais léegi Arabie Saoudite moom lan la ciy gañe mooy booy Salman xam ngeen États-Unis la jànge moom ak frère am bi fa nekkoon Arabie Saoudite nga xam ne ñoo bokk ndey ak baay moo ñu fexe ba idaasu Trump mooy nguurug Trump jàppale Ben Salman ba bu baayam faatoo wala sax mu jël nguur gi ci baayam yi dund waaye en tout cas mu doon buur ngir Ben Salman mooy ki leen di exécuter mboolem yi ma fi wax léegi nga xam ni lépp ak xeex l'islam la indi l'islam ju bees joo xam ni du doon l'islam yi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye l'islam yi Muhammad Ben Salman lay doon mooy islaamu xumbaay ak mbumbaay islaamu boddi konte ci biir jullit ñi islaamu tatbiq say alaqaat ak yahuud yi walif jullit ñi mooy mu walaatul kuffaar min dunil mu'minin kon Trump jàppale Ben Salman ba mu nekk buur te loolu gis nañ ko ndax Ben Salman c'est la première fois al ahid saoudi nit jóge doon buur jël doomam def ko prince héritier muy Ben Salman nga xam ne ki mu folli moom Ben Salman nii rakku baayam mi ngi fi d'ailleurs ñoom ñaar rek ñoo fi def ci ay ñoo xamante ni ay baay lan ci Al Saoud maanaam ay site fi def ak ay baay ñaari baay lan fi defee mooy Salman ak beneen frère am bi ak Mohammed Ben Naif mi nga xam ne moo doon prince héritier bi Ben Salman yi soog a toog mu folli ko fal doomam nga xam ne daanaka Salman moom màggat la moom ni xamut dara ci liy dox ci nguur gi Ben Salman daanaka mën nga ni mooy buur am na sax ñu waxoon ni sommet G20 bi ñuy bëgg a def Arabie Saoudite laata muy ñëw dana fekk mu folli baayam doon buur gis nañ mboolem jeeru Yaman beeg nga xam ni booboo tudduñu ko waaye ay agenda la yoo xamante ni Arabie Saoudite daf koy exécuter américains yi noonu l'islam yi ci dagg Yaman ay Duwaylaat ndax loolu yàgg nañ ko am ay agenda yooyu yëpp Ben Salman moo leen koy exécuter waaye ñu jàppal ko tànk ba mu doon buur ginnaaw bu xamee ni nag Ben Salman ñi ngi ko formé Amérique mu war a nekk buuru réew boo xamante ni fa la yonent bi sallallahu alayhi wasallam tëdd fa la ak mbaax jóge woon tasaaroo ci adduna bi ba ñun ñuy jot ci waaye tey safaan bi fa lay commencé di tasaaroo réew mi nga xamante ni fa la yàlla doon araamale sàngara ak carte léegi ñu fay organiser coupe du monde boloot di fa organiser ci réew mi nga xamante ni adob na loxo yi dugaloon na fa jaamu xërëm ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëw toj xërëm yi 360 xërëm yëpp yonent bi toj ko Ben Salman bëgg ko fa indiwaat ci nar a permettre chrétiens yi ñuy construire ay églises muy ahlu taslif loolu lu matta bàyyi xel waaye lu matta ñaan la ba loolu du ànd kon Amérique li mu bëggoon ci Arabie Saoudite mooy mu nos buumu réewi jullit yi jébbal ko Israël ak Amérique yor ko mooy yahud yi yor baatu jullit yor réewi jullit yi ci génn buum wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu jooju au lieu que ñun ñu nosu ci benn guum di ko doxal waaye buum gi léegi dañ ko bëgg a nos jébbal ko Israël ak Amérique ngir lan Ben Salman doon buur di bummi di taal ay guerre di lu ko neex def di yàq l'islam ji di indi manhaj yu bees di firi alxuraan ji loolu nag musiba la kon daal loolu lan woon dañ ko dolli war rek di jégalu ci guddal gi